am na itam lim boo xam ne nii faj nañ leen ba ñu wër am na ñoo xam ne itam ña ngay wéy di tëdd ca l'hôpital yi incha allah dinañ ci indi ay leeral léegi lu ñuy indi ay leeral mooy ay leeral yoo xam ne sax daanaka ñii nga xam ne itam ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram ñu doon waa Institut Pasteur ñu ngi koy indi ci ñi doon diingat ak am lu ñu doon laam-laamee ci lii nga xam ne nii moo doon wér gu la ñuy indi ci ay xabaar wér ak loo xam ne itam moo doon lim ba ñuy wax ne léeg-léeg ñoo am tawat ji mbaay ñoo ko ñàkk am itam loolu andi woon na ci werante ba ñoom ñu indi ci itam ab leeral buñ ci indi ba tey ci wàllu xabaar yi ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu tourisme ci maanaa dem bi ak dikk bi ak gan ñi dalal ci hôtel yi am na koppar yoo xam ne nii kilifa yi jox nañ leen ko la ko waral itam moo di tolluwaay réew mi ci Covid 19 ak li nga xam ne itam moom la réew mi laajoon itam ci li nga xam ne ni moom doon jàppale gi ñuy jàppale ñi ci yëngatu ci wàllu loolu incha allah dinañ ci indi ay leeral ni ñu ko wax ci bopp xabaar yi li nga xam ne moo doon tawat ji di Covid 19 tey ji suñum réew am na lu tolloog limu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne am nañ jàpp nañ ne am nañ ko ci am nañu tawat ji loolee nag ci lim bi la boo xam ne ni génn nañ ko ci lim boo xam ne itam di tolloon ci junni la ak ñeent fukk ak ñaar junni ak ñeent fukk ak ñaar bañ leen soo xoolee saytu leen gis nañ ne juróom-ñeent fukk bi ak juróom-ñaar ñoo am lu ni mel am na itam ñoo xam ne nii daanaka daan nañ leen saytu seen wàllu wér-gu-yaram fi mu nekk nag wér nañ ba war a dellu seen i kër am na ñoo xam ne ni itam ba tey am na ay leeral yu kilifa gi doon tam docteur Aloyse Waly Diouf nekk ki nga xam ne moo doon directeur cabinet ministère bu santé indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. tey bésu mercredi 20 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Guédiawaye ñaar ci Touba benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Wakam benn ci Bel Air benn ci Kër Massar ak benn ci Yëmbal juróom fukk ak ñetti si ñu nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeenti cas junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañ ci fanweer ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe. kooku di docteur Aloyse Waly Diouf di directeur cabinet jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mu doon indi ay leeral ci tolluwaayu tawat ji nga xam ne moo doon Covid 19 ci suñum réew. tawat jooju xam nga ne moo waral ñu am ak dund gu ñuy séddale jëwriñ ji ñu ko dénk nag mu war a itam am séddale boobee di Mansour Faye demoon na fi nga xam ne moo doon Fouta ca diwaanu Matam am itam dund gum fa yóbbu ak jumtukaay yoo xam ne nii ñàkk a yeyoo jot nañu ko ñu teewlu ci Fatoumata Banel Ba. lu toll ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti njaboot ñu nekk ci commune bu Matam ñoo nar a commencé am li nga xamante ni mooy kit alimentaire yi maanaam dund gi ñu leen namoon a indil buñ ko xaymaa ci région bi yëpp nag toll nañ ci fanweeri junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak ñetti njaboot yoo xamante ni bii ñi ngi bokk ci RNU bi ak itam li ñuy wax extension maanaam ñi nga xamante ni bii crise Covid 19 bi daf leen laal ñoom ñoo war a jot ci dund bii. ministre bi nga xamante ni bii moo yor wàllu développement communautaire di Mansour Faye moom nag nee na dund bii nag dina dimbali bu baax askan bi nekk fii ci diwaanu Matam. contentement lañ ci am parce que jafe-jafe amu ci wala jafe-jafe ju rëy amu ci lu bëri amu ci te dund bi egsi na ci vraiment anam nu mu gënee gaaw dañuy fàttali ni président ba mu koy lancé le 11 avril la woon tey jii ñu ngi ci maanaam le 18 mai maanaam à peu près 5 semaines. di tàmbali ko ci opération bu toll nii lu toll na ci 140 000 tonnes de vivres
war a dugg ci Sénégal yëpp dans les 553 communes bu Sénégal. en tout cas suñu borom defal nañ ci sutura ba nga xam ni liggéey bi tegu na ci yoon liggéey bi jaar na ci yoon. bu ñu sukkandikoo ci gouverneuru diwaan bi nag moom xam ne ni ciblage bi def nañ ko ci anam yi mu gën a leere amul benn njuuj njaaj bu ci am ndaxte ñoom dañoo liggéey ci base registre national unique ak itam ci njàppandalu ñi nga xamante ni ñooy meeru diwaan yi. ci ñaari document la ñuy liggéey am na document bi moom la ñuy wax registre national unique registre national unique mooy ñan mooy ñamante ni dañ leen saytu woon bi ñuy joxe bourse de sécurité familiale yi képp ki nga xamante ni famille bu ndóol la mi ngi ci biir registre national unique waaye dañ ne crise bi mu ñëwee nii dafa bett nit ñi am na ñoo xamante ni xëy na nekkuñu ci situation bu métti waaye mbas mi daf leen yóbbu ci situation bu métti ñooñu lañuy wax extension RNU ci kaw loolu extension RNU bi nag dañu joxe benn clé de répartition bi am ne dañ ko jégal maire yi nee nañu maire yi nañ ci travailler maire yi biñ ci travailler ba pare nag gox boo ñëw mooy quartier mbaa muy village boo ñëw am na comité bi am ne bi ñu fa taxawal fi ñu noté coow rek mooy benn quartier bi am ne ci biir commune Matam la nekk mooy quartier Tantaaji waaye ci kaw loolu tamit mujj nañu déggoo taxawal nañu en fait liste bénéficiaire yi moo tax tey li ñu fi tax a daje tey mooy jox ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo li nga xamante ni moom la leen chef de l'État jagleel. ñii di bénéficiaires yi nga xamante ni ñoom lañ doon dox jund gi nag ñoom defuñu lu dul ñaanal njiitu réew mi président Macky Sall ndax rafetlu nañ bu baax li nga xamante ni bii jox nañ leen ko fi. ñu ngi sant di gërëm bu baax njiitu réew mi di président Macky Sall ñu ngi koy ñaanal itam maa ngi nii jot naa sama ndimbal te kontaan naa loolu ndaxte ndimbali fi mu ñëwee sax la baaxee ci jamonoy weeru koor. mbir mi ñu ngi koy rafetlu lool ñu ngi sant di gërëm président de la république bi ñu jagleel ndimbal lii dafa nekkoon benn nécessité lii soxla woon nañ ko lool te danañu dimbale wàññi lépp lu jëm ci suñu coono. mu mel ni ci diwaanu Kanel itam amal nañ fa xew-xew bu mel nii askan wa fa nekk ñoom itam jot nañ seen ndimbal ba muy wutali fële nga xamante ni moo di Linguère ministre Mansour Faye itam jaar na fële ca département bu Ranérou. jërëjëf ki nga xam ne moo doon Fatoumata Banel Ba foofee nga xam ne moo nekk itam ca Matam bu ñu dellu seen Ndakaaru waa Institut Pasteur ku nekk xam ne ne mooy kër gi nga xam ne mooy faral itam di xool ndax ñi am nañ waaw mbala déet doomu jàngoro ji waaye loolu sax incha allah nañu si dellu si laata loolu dañuy fàttali ne ci ñi nga xam ne ñoo doon ñi door ëttu attekaay seen xam màcc dem ci wàllu yoon am na ci ay coppite yuñ ci indi ndax ki nga xam ne nii moom moo doon Cheikh Tidiane Coulibaly fi mu nekk nii mooy président cour suprême moom nag wuute na fa ki nga xam ne itam moo fa nekkoon di Mamadou Badio Camara léegi itam ci li nga xam ne nii moo doon cour d'appelu Ndakaaru itam nekk ëttu attekaay bu kawe bu nekk fii ci suñum réew kii doon itam Demba Kandji moom jóge na fa ba mu fa jógee nag ma nga dem présidence de la république nekk foofee ci wetu njiitu réew ma moom Demba Kandji nag ka fa wuutu moom la ñuy wax Ibrahima Samba moo nekkoon directeur bi nga xam ne nii moo yoroon lépp lu jëm itam ci yenn këyit yi ak li nga xam ne itam moo doon cëslaay ak lay mandargaal ak la nga xam ne ni itam moo doon lay wëral wàllu yoon moom mooy nag tey jii moo wuutu Demba Kandji foofee mu nekkoon ni ñu ko doon waxee ni ki léegi ñii nga xam ne ñoo doon waa Institut Pasteur doon nañ kër goo xam ne daanaka jamono yi gën nañoo siiw lool ndax seen xam-xam ak seen wàllu liggéey waaye itam bi tawat ji di Covid 19 wàccee ci suñu réew ba tey ku nekk xam na ne foofee la ñuy faral di dem di fa xool ndax ñii am nañ doomu jàngoro ji waaw mbala déet foofee la ñuy seete itam wàllu woowu ñoom nag dafa am tuuma lu teg woon ci seen kaw ci li ndax seen li ñuy wax seen xabaar yi ñu joxe wër na waaw mbala déet ndax itam njëkk yi li nga xam ne moom la ñuy teg ci ñoom moom la ñu war a fayloo nguur gi xaw naa seer ba ñin ñi njortoon ko waaye itam am na loo xam ne ni lu ñu jàpp ne lu ñu waroon a mën a séddale ak ñeneen la war koo mën a bokk itam ci cëslaay yi ñuy sukkandiku ngir mën a seet ndax nit ki am na tawat ji waaw mbala déet loolu yëpp nag nekk tuuma lu teg woon seen kaw tey ji indi nañ ci ay leeral ñu teewlu ci Aram Ndaw. Institut Pasteur bu Ndakaaru bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi lim def ci test ëpp na fanweeri junni ak ñett hôpital Fann test yi nga xam ne nag def nañ ko fa yàggul dara indi woon ay jiixi jaaxa Institut Pasteur nag di ci indi ay leeral. Institut Pasteur dañ koy indil prélèvement mu ànd ak benn fiche boo xam ne bii dafay am ay information bu nu gisee bi nu commencé di liggéey ci prélèvement yi ñu gis ni que fiche yi mu àndal information bi fi nekkoon dëpp loon ak li ñu doon gis donc kii yore loolu woo ka nekk Fann ni ko dafa bëggoon ñu prélever waatal ko ña fa nekk indil ko information yu baax yi ba mu leen ban ko prélever waatee indi information yi ñu defaat test
test bi négatif. Institut Pasteur déedéet mosul wax ni ñooñu doon positif comme li ma wax rek ñun positif toujours ministère lañ koy jébbal mosuñu wax ministère ni lii dafa positif pour mu jox ko kenn. Institut Pasteur fondation la boo xam ne ut koppar taxu koo jóg yooyu la leeral mi ngi tukkee ci ki nga xam ne moom mooy njiit li gannaaw rek ba muy tontu ci laaj bi nga xam ne jëm na ci test yooyu le ñaata lay dikkee. test bi bu nu xoolee bu nu xaymaa li muy jar mën na ni 10 000 bu manqué tuuti lay test bi di jar bu nu ci defee yëpp waaye test bi amul kenn ku ñu koy fayu parce que loolu mooy suñu wàll ci liggéey bi li nu mën a wax mooy nguur gi bi feebar bi duggee si réew mi dañu def benn plan bu naan plan de préparation boo xam ne bi dañu xool xeex feebar bi dañ lay jël ñi war a ànd ñi war a def communication ñi war a dem ci wàllu faj ku nekk indi li nga xam ne yaakaar naa ne buñ la ko joxee nga mën a avancer si liggéey bi pour ñu fagaru ci wàllu woowu Institut Pasteur am na lu ko nguur bi jox ci fan yële ci gannaaw ministre bi sax wax na si bi ñuy def 2 weeru feebar bi ñu effectivement jox nañu ay frais de fonctionnement Institut Pasteur yoo xam ne ci ay anam yu néew dinañ ko discuter leeral ko askan bi gannaaw loolu Institut Pasteur daf si dugal koom-koom boppam parce que loolu mooy mission am. ñu gis ne am na ci ay malades yoo xam ne naam bëriwul dañoo wër ba noppi daal di daanuwaat loolu it laaj bi di lan moo ko waral. xaw a raar la nag loo xam ne dinañ gis koo xam dafa feebar ba ñu dugal ko hôpital ba mu génn parce que dañuy gis ni doomu jàngoro bi si li ñuy gis dafay dem da ba mel na ni nekkatul si yaram bi boobu dañ lay libéré. li ñu gis nag mooy léeg-léeg si ñuy libéré am na ñenn ñoo xam bu ñu demee ba ci diir dañuy gis ni doomu jàngoro bi ñëwaat na loolu ñaar moo ko mën a indi benn mooy nit ki dañ ko wàllaat ñaar mooy doomu jàngoro bi nekkoon si yaramam moo génnaat ci liñ ci xam nag Sénégal benn wala ñaar xam naa moo ci am benn daal wóor na ma ñaar la bi des na ma wóor mais dëkk yi ñu xam yi am loolu ci ñu gis ko mën na ni cas yi dafa raar te ñoom ci gëstu yi li mu leen joxagum mooy feebar bi nekk sa yaram mooy génnaat. Institut Pasteur bokk na ci liñ koy laaj ndax rek noppi na lëkkaloo ak yeneen institut yi nga xam ne ñoom it dañuy def ay test. dafa am ni lépp luy wàllu prélèvement comme dafa yor doomu jàngoro boo xam ne bii nit mën na ko jëfandikoo si anam yoo xam ne du gën dafa nekk loo xam ne dafa ay sart yoo xam ni moo ko lal sart yooyu képp ku ko respecté. fas yéene jël souche yooyu jublu si loo xam ne lii Institut Pasteur si liñ ko sant si liggéey bi wala si nguur bi bëgg la mu ñu ko waxtaanee bu dee wóor na ne liñ ko fi ñu ko jëmale fu baax la ñun amuñu si benn problème. Institut Pasteur bu Ndakaaru ne gisul beneen noon bu dul rek Covid-19 bi nga xam ne ñëpp a war a jàpp ci xeex bi moo tax muy xamle ne ci la nekk àndandoo ci ak kilifa yi. jërëjëf Aram jàpp ci xeex boobu sax tax nguur gi jël lu toll ak 7 milliards ak 800 millions jagleel ko ñii di yëngatu ci wàllu tourisme yi waana hôtel yi ak gan ñi nga xam itam ñoom la ñuy dal di ñëw fii ak ñi cay liggéey loolu mu ñu def ko ndax kat xam nañ ne tawat ji am na ay njeexital yu mitti yu mu am ci ñiy yëngal liggéey ci wàllu woowu looloo war itam Alioune Sarr di jëwriñ ñi ñu ko dénk jël chèque boobee nga xam ne nii moom ñi ko yeeyoo jox xam nañ leen ba tànn leen ñu daal di leen koy jébbal ñu teewlu ci Rougiyatou Ba. secteur tourisme ak hôtellerie bokk ci yi ëpp ay jafe-jafe bi jàngoroy coronavirus bi feeñee ak léegi ngir jàppale secteur bi gouvernement bi génne crédit hôtelier et touristique muy koppar yu ëpp 7 milliards ak genn wàll yu muy leble. xaalis boobu nag dañ ko jox ñëpp ñi nga xamante ne nii ñooy liggéey ci wàllu tourisme donc di nga ci gis ay hôtel di nga ci gis ay agence de voyage di nga ci gis ay restaurant di nga ci gis ay guide touristique di nga ci gis aussi ay artisans donc loolu ñu joxe ko ci condition yoo xamante ne nii vraiment yu woyof la pour acteurs yi. taux d'intérêt bi 2 ba 3,5% la mais surtout leneen li ci am solo mooy da nga koy fay ci juróom-ñetti at te dañ lay may ñaari at yoo xamante ne ni da ngay toog aussi doo fay. su gouvernement bi demee bay jagleel secteur tourisme yooyu financement am na lum ci jublu. liñ ci jublu nag mooy fexe ba entreprise yi nga xam ne doomu Sénégal ñu ciy liggéey ñu aar leen waaye fexe it ba liggéey yeeg ba fa nekk maanaam xëy ñu aar ko ñaari tànk lay doxe loolu nag su ko gouvernement bi defee c'est parce que secteur tourisme dafa am doole ci réew bi ndax alalu Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar yi ci tourisme la jógee boo demee bitim réew li ñu naan gànnaayu réew maanaam gànnaayu état mooy devise te liy indi devise ci réew nag mooy liy exporté te tourisme exportation la maanaam day indi devise ci réew
rax ci dolli boo jëlee lu mat téeméeri junni doomu Sénégal ñu ngi ciy liggéey. mesure yi gouvernement bi jël ci wàllu tourisme ak hôtellerie acteurs yi rafetlu ko. lii nag am na lu mu wone ci président Macky Sall parce que ci njëlbeen la jël ay dogal yi nga xam ni ñun amoon nañu tiitaange lool ci la nga xam ni naka la ñu fayee suñu employé yi parce que liggéeyatuñu ñu ngi doon am ay xalaat ni naka la ñuy fayee suñu coût des facteurs yi muy ndox di électricité di téléphone ak suñu engagement yi nga xam ni dañ ko am mais nag wax dëgg yàlla génne na ci chapeau am ay mesures yi nga xam ni ñun de di secteur privé touristique doyloo nañ ko. ci liggéey bi ñeel financement yi BNDE moo ci banque partenaire mu fas yéene jàpp ci programme de relance du tourisme bi ñuy waajal. ministre bi ak BNDE ak opérateurs yi dinañu def benn levier boo xam ne à partir de 15 milliards dinañ si mën a produire 50 milliards de financement te 50 milliards boobu dafa ne sax loo xam ne lu néew la par rapport ak li ministre bi soxla parce que moom 100 milliards la soxla ma ne ko nag nañu commencé 50 suñu demee ba si biir xëy na yàlla dinañ indil ay bunt ba ñu eggee 100 milliards. financement yi gouvernement bi jagleel tourisme di ay bor ñu laaj kon fay moo tax président comité sénégalais du tourisme Mamadou Racine Sy di ñaax ay naataangoom ngir ñu rembourser ngir seen yeneeni moroom mën a ñoom it jot ci financement yi. ak ubbite l'école bi ñu dëgmal incha allah ku nekk xam na ne ndongo yi dañoo war di am ay masque loolu nag la waa APROSI xam APROSI doon na kër goo xam ne dafay boot itam ay këru liggéeyukaay ñu jël lu toll ak 6 téeméeri junniy masque jagleel ko njëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ngir itam mbaa jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàngale ngir mu jox ko ndongo yi ñu teewli ci Mame Moussa Niang. ay masque barrière ay masque pour barrer coronavirus bi nga xam ne lëmbee na réewu Sénégal ak àddina bi lii wane ni nag lu takku la ci ay masque mooy oto bu ndaw bii ngeen di gis jaabante na lu bare. tey nag ñu jël lu tollook 6 téeméeri junni ak 6 fukki junni ak benn masque jébbal ko tey ministre de l'éducation nationale pour mu jox ko élèves yi nga xam ne dañu war a nekk tey en classe d'examen. bëgg rek xale yi bu ñuy jàngi ñu jàngi ci jàmm ak salaam ak ci kaaraange. maa ngi remercier sama xarit et collègue Moustapha Diop moo xam ne tey ministère de l'industrie moo ñëw jox ñu 6 téeméeri junni ak lu teg ci ay masque moom la waxoon te moom la def te nee na day commencer rek tey lay commencer. ñaari jëwriñ yi nag rafetlu bu baax a baax lii nga xam ne seen ñaari ministère ñoo ko séq di wane rek ni gouvernement bi ku ci ne yaa ngi jàppale sa moroom ci ni nga ko mënee ci xeexum coronavirus. tey nag ma am mbégte mu rëy di jox ci di remettre tey loo masque à mon frère le ministre de l'éducation nationale pour mu mën koo jébbal xale yu Sénégal yëpp nekk surtout en classe d'examen nga xam ne tey toll nañ pratiquement ci 551 000 élèves. rafetlu li ma gis fii ay jeunes sénégalais ñoo koy liggéey ay entrepreneurs sénégalais donc liñ ko wax moom na développer le tissu industriel dans le plan Sénégal émergent axe 2 c'est le capital humain mooy ñun donc mun naa wax ne tey moom il nous a accompagnés. yeneen yi masque ngi nii ñu ngi leen di xaarandiku du yàgg ñoom waa ministère de l'éducation nationale ndax wax nañu ne képp ku nekk ci béréb bu jàngukaay yi rek bëgg nañu jox la ci jumtukaay yi nga mën a aar sa bopp bu baax a baax ci xeexum coronavirus. jërëjëf moom ci xeex coronavirus boobu ci la ñuy des ndax ñi nga xam ne ni itam ñoo nekk ca diwaan bi doon diwaanu Ziguinchor te yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu artisanat moo xam tailleur yi la ak ñeneen ñoo xam ne itam liggéey yu ne mel noonu la am na gis-gis yoo xam ne itam am nañ ko ci njeexital yi tawat ji am ci ñoom ñu teewlu ci Abdoulaye Sinkare. fii ci rue de commerce Mouss dem na ba fu mu toll nii dafa bokk ci décor bi Moustapha Sarr di turam bi mu nekkee ci artisanat d'art ak léegi war na tolloo ak 20 at. Y a rien quoi, y a rien. On travaille pour travailler parce qu'il faut bouger, il faut travailler, il faut faire quelque chose, voilà. Donc dañuy liggéey. Il faut que ñu fomp affaire yi, il faut que ñu entretenir ko, voilà. Tous les jours je le fais. ci Carrefour bii nga xam ni ay hôtel ñoo ko wër Mouss daan na profito bu baax ci jaar bu fi touriste yi doon jaar waaye ak feebaru coronavirus loolu lépp amatul. ñun suñu liggéey pratiquement suñu produit tubaab yi ñoo koy gën a faral di consommer donc maladie bi bu mu ñëwee affaire bi jeex na amatuñu client amatuñu dara. des fois léeg-léeg sax dañuy vendre à perte waaye des fois il faut vendre à perte
pour pouvoir, voilà, ne serait-ce pour avoir de quoi se nourrir, voilà, disons dans la semaine. Voilà. Auparavant, je ne pouvais pas rester un jour sans vendre. Hein. Le minimum, je faisais 10 000 francs jour, le minimum. Village artisanal fi mu toll nii dafa wéet ñu bëri ci artisans yi dañu tëj seen place ñi xëy si tam dañuy obligé di teel a wàcc. Et fii la jeunesse est majoritaire te ñoom ñooy avenir u village artisanal bi. Ce sont des mariés de 2 ou 3 enfants kenn ku ci nekk li ngay forokus néew suñ toogee fa bi nga mën a for dara sax loo yóbbul kër ga mais sudul loolu à 14 heures soo xëysee fii 10 heures 14 heures ñun la génnal ci biti fooy jëlee ci dépasse. depuis bu liy dugg ces villages artisanal benn kenn joxeetul li nga xamante ne say waajur wala soit say doom dinañ ci dund ndax lan heure bu ñu la jox bi de un dafa gàtt. benn bu fekkante ne sax amoon nga temps bu doy laay wax nu mu tuuti sa benn rakk dina jógee fële ne la saa waay teel lii nag nga njëriñoo ko quoi. fu muy mujjee. xanaa du leen métti rek ndaxte da ngay toog doo gis dara man temps yi pass sax damaa tëjoon sama place def naa lu ay 2 semaines kër ga yoo xam ne xëy si wu ndax da ngay xëy si toog ba ngoon doo gis kenn ku leen ni ñaata frontière yaa ngi tëj hôtel yaa ngi tëj doo gis dara. daanaka suñu njaayum tourisme la te daanaka depuis ñu tëj frontières yi benn touriste amatut waaw depuis boobu ba léegi suñuy mbir moom vraiment xanaa mbirum suñu borom mais vraiment taxaw na trop parce que liggéey bi moom doxatul. ci xaar bi ñuy xaar crise bi jàll muus moom fi mu toll day xëy si ndax mënul toog te deful dara. jërëjëf Abdoulaye Sinkaxe ci wàllu sax la ñuy des ndax kat ñoom itam naam am nañu ay jafe-jafe waaye nag am na ñoo xam itam làmb nañ seen poos ngir am dimbal goo xam ne itam jaglan lañ leen ko moo xam itam ñu jóge ci bitim réew la ak ñi nekk fii Fanta Badji am na ci ay leeral. artisanat bokk na ci secteur yi gën a loru ci mbas mi teewul ñi ci yëngu dugal nañ seen loxo ci mbir mi ñi yëngu ci wàllu ñaw jagal nañu lu toll ci 700 ak juróom-ñett fukki junniy masque ci million bi nguur gi commandé. ñu ne nag lu tax duñu liggéey ak sunu artisan tailleur yi ñu defar ay masque barrière yu mucc ayib yoo xam ni dinañ ko mën a mettre à la disposition de la population ci noonu le projet wu opération million de masques juddoo ñu defar ay échantillons yóbbu ko ministère de la santé liggéey ci ak association sénégalaise de normalisation ba ñu ne ñu masques yi baax na pour protéger population bi. pàcc bu njëkk bi ñi ko jagal di artisan couturier yi nekk fii ci Ndakaaru li des ñu koy xaarandi ci fan yu néew nar a jóge ci diwaan yi. ministre nag insisté woon bu baax pour que projet bi bañ a yem rek Dakar donc chambre des métiers yi ñu jox leen ci pratiquement 420 000 masques ci 1 million bi 420 000 yi c'est-à-dire 30 000 masques ci région bu nekk pour ñu mun ko produire. li waral mu mujj antu financement banque mondiale bi nga xam ne dafay ñëw dooleel programme nguur gi bu fas yéenee gunge ñi di liggéeykat yi nga xam ne mbas mi dafa am jeexital ci seen wàllu koom. banque mondiale jàppale ñu ci pour production 1 million de masques bi à hauteur de 400 millions pour ñu mun ko defar ñu banque mondiale jàppale ñu ba nga xam ni pratiquement bépp artisan buy liggéey ci affaire masques yi ci programme bi. ñu jàppale la ci ay gel madar eau de javel pour que bërëb bi ngay liggéeyee masque yi mën a doon bërëb bu mucc ayib ci wàllu set. jamono ji jëwriñ jee ngi liggéey ci ay matuwaay ngir gunge ñi di artisan yi bu fi mbas mi jógee. ndax bu fi Covid bi jógee it dina fi bàyyi ndóol boo xam ni vraiment dinañu mën a war a mun a toog xool naka la ñuy jàppalee ñooñu moo xam ci wàllu bois bi la moo xam ci beneen wàll loolu nag maa ngi ci liggéey. ci turu projet mobilier national ak waa DER pour ñu xool bu ñu paree naka la ñuy defaree accompagner artisans yi pour ñu teg ay cluster boo xoolee masque manqué na ci dëkk yu ñuy wax dëkk yu développé yi ay blouse médicale manqué na fa te loolu je crois que bu ñu jàppalee sunu artisans yi war nañ ko mën a defar au Sénégal ba tax na ñuy xalaat naka la ñuy defaree benn cluster boo xam ni tout ce qui est matériel médical wala matériel spécifique ci lañ leen di gunge pour ñu mun ci def ay unités soit industrielle semi-industrielle ou artisanale mën naa ci lim blouse médicale yi mën naa ci lim lit d'hôpitaux yi
loolu yëpp sunu artisan yi mën nañ ko defar. yeneen pàcc yi yëngu ci wàllu artisanat nga xam ne ñoom taxawuñu ci xeex mbas mi bu lii lépp jàllee ministère bi dana leen toppatoo. jërëjëf Fanta Badji tey jii xam nañ ne mooy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor mu nekk itam bés boo xam ne nii moom la ñenn ñi jàpp ci war a dundal guddig laylatu xadri loolu nag ki nga xam ne moo doon François Seck indi na ci ay leeral ci illay bés bi ak soloom ak nan lañ ko war a mën a dundale ñu teewlu ko. inna anzalnahu fi laylatil qadr. guddi gu am solo la ci taarixu diine l'islam ñu koy woowee guddi bi gën ci guddi yi ñuy faral di ko màggal ci bis yu mujj ci weeru koor gi. dafa nekk guddi goo xam ne guddi gu barkeel la di guddi gu am solo guddi gu màgg lool n'est-ce pas di guddi goo xam ni jullit bu nekk war nga taxaw màggal ko ndax dañuy wax nu ni yool bi nekk ci guddi googu ku mu raw rek yool bu mag raw na la. nee na noonu mi ngi nekk ci 10 derniers jours yi ñenn ñi ne ci 10 derniers jours ci jours impairs yi. D'ailleurs moo tax ngay gis ñu bëre sax di ko célébrer nuit du 26 au 27 même le prophète nee na ci benn hadis ku koy lambaatu pour nga daj laylatul qadr lamb ko ci nuit du 26 au 27. bu ñu sukkandiku ci alquran ci guddi laylatul qadr la borom bi wàccee téere bu sell boobu jaarale ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn surat boo xam ne dañ ko jagleel guddi gi. bismillahi rahmaani rahim inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu wa ruuhu fiha bi izni rabbi min kulli am salaamun hiya hatta matla'il fajr donc saar boobu moom ranu jagleel laylatul qadr mu ni alquran noonu ko wàcc ci guddi laylatul qadr. ci guddi laylatul qadr dañ ci war a jaamu yàlla julli jàng alquran ni ko yonante bi daan digle. da ngay def qiyaamu layli mooy naafila yooyu nag amul ab yaay xool sa kattan fu mu la may rek ku nekk itam la nga mën rek nga def ko mais aussi bokk na ci ñaan yi aussi li yaay Aïcha bu mu laajee yonent bi mu ni ko bu ma xamee guddi laylatul qadr kañ la lan laa cay wax daf ko waxoon waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow yaay boroom jéggal kon yàlla nga nu jéggal incha allah bokk na ci aussi nga saraxe tamit ku mën tam nga saraxe ndax sarax moom bi gën mi ngi ci biir weeru ko rawat na ci guddi laylatul qadr bokk na ci aussi jàng alquran wax dëgg yàlla muy guddi gu mag guddi gu barkeel boo xam ni jullit ñëpp war nañ ci ànd ñaan yàlla defal nu tawfiq defal nu jàmm ci réew mi dàqal nu coronavirus bi génne ko ci Sénégal génne ko ci àdduna bi partout ba ku nekk mën a dellu sa activité incha allah. boroom xam-xam yi dañuy faral di wax ne ku jaamu yàlla ci guddi laylatul qadr mel na ni jaamu nga yàlla ci diiru junni weer. laylatul qadri xayrun min alfi shahr. mu yemoo ci lu ëpp juróom-ñett fukki at ak ñett. muy diir bu yàgg ci dundu loolu lépp di firndeel solos guddi gi ak ngëneel yi ci nekk. muy mandargal tamit xéwal yërmande ak màggaayu suñu borom. jërëjëf Fatou François Seck ci wàllu koor gi ba tey. xam nañ ne bu ñu demee ba ci cat la incha allah itam dañuy war a dëgmal itam buñ ci yàlla yóbboo jàmm korité ku tudd korité itam tudd ak coppite ña nga doon dundee loolu nag ki nga xam ne moo doon docteur Keba Tamba xam-xam màcc itam ci wàllu na ñuy dundee ak itam na ñuy war a mën a jëfandikoo aw ñam ba duñ ci loru indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. def na presque bientôt weer yow sa bopp booy seetloo booy yéeg li ngay yéeg sax won na la ni. koor lu baax rek la bu ñu génnee si koor gi tam ngir yàlla ku nekk na nga delluwaat xam luy njëriñu lekk pour faj sa bopp la lekk du pour gaañ sa bopp donc li ngay war a defaat tam bu koor gi jeexee na doon loo xam ne li lay jàppale si sa biir sa wér gu yaram mooy lan na nga continuer di lekk ñam yoo xam ne moom mooy jàppale sa yaram na nga continuer tam di moytu di sol sa yaram loo xam ne attanu ko parce que lekk yu bëri amul benn njëriñ du lu gaañ sa bopp lekk daal wala ñam dafa war a faj waaye ñam warul gaañ nit te ñun tey boo seetloo ñam yi ñu gën a lekk mooy ñam yoo xam ne dafa ñu gaañ nañu moytu daal ñam yooyu yokk loo xam ne moom moo ñuy faj mooy lan na fruit yi gën a bëre na légumes yi gën a bëri si lu ñuy lekk loolu daal mooy ngënal boo xam ne bu ko ñëpp defee ngir yàlla incha allah yàlla dinañ jàppale te booy seetlu tey ñu ngi wax tey virus bi mais lépp luy ngënal liñ ci gën a wax mooy lan est-ce que sa yaram am na kattan pour mën a xeex ak jàngoro yi génn si biti yaram bi nag pour mu am kattan boobu yow yaa koy tabax yaa koy jàppale si lan lépp loo xam ne war na la pour yow nga mën a jox sa yaram kattan bu mu mën a xeex bépp doomu jàngoro loolu moom si yow la des te si sa lekk daal lay njëkk.
kon kooku xam-xama màcc ci wàllu ak dundin ak itam ni ñuy jëfandikoo am ñam xam naa nag ñi sant Guèye ak Diaw moom war nañ cee bàyyi xel bu baax bu ñu koy jotul itam incha allah dinaa leen jotali xabaar bi mbokk yi loolu moo doon defi du son ci wàllu xabaar dëppoo itam ak li ñu ci loon ci wàllu waxtu li ñuy def moo di leen ñaan gàlla mu ci de ci géej bi xéewal